delloo si ma ne daal naa ko jéem kon nag dama leen di ñaan ngeen may ma ngeen yërëm ma may ma yërmande bu nekkee ni tarxis naa yenn temps yi ngeen bañ ma ci mere kon ma fexe rek lépp loo xam ne mënu ma ko wax ci wolof du wóor du leer ma joxe baatu tubaab bi bu amee ci yéen ñoo xam ne mën nañu dimbale pour ñu mën ko tekki ñu tekkee ndor ko dama bëggoon bala maa commencé sant suñu borom tabaraka wa taala ci chance bi ñu may ñu tànn ñu bokk ci kuréel bi nga xam ne moo war a def tey conférence bi parce que yaakaar naa ne temps yi ñu toll amul sujet bu ëpp important sujet bi nga xam ne moom la ñu proposé léegi ba di ko def ndaxte lu bari nit ñi xam nañ ko ci tooñ yi ngeen di tooñ wante lu bari itam nit ñi xamuñu ko te kat ñàkkul bu ko nit ñi xamoon ba xam tooñ yi fu mu soxee ko ak yan yoon la daan jaar ak yan melo la daan am ak ci yan firnde lañ ko daan tëral ak naka la daan doxee pour jéem a yàq lislaam loolu bu nekk nit ñi xam na ko daanu tax ñu gën a mun a farlu ku ne mun a sàmm boppam de sorte que ëllëg ci si biir nga mun a xam ci tooñal di jógee naka lay doxee naka lay exception naka la lay yàqee pour mun a farlu pour mun ko neutraliser. Bamba Ndiaye ci xam-xam bu sell bi ci xam-xam bu rafet bi wax na leen ba suñu maam Adama nii see àdduna ba tey ba ci yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñi nga xam ne ñooy ay yonent ci jaar ku ci nekk naka lañ nga tooñee li ñu ma santoon moo doon ma commencé fi mu terminé diggante bi nga xamee ne yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna indi waxtaan wi ba moment bi nga xamee ne am nañu indépendance donc mu couvrir période bi nga xam ne mooy période bi islam tase dem ci réew mi dugg biir Europe dugg biir Asie dugg biir Afrique ensuite indaale période croisade yi indaale période système colonial bi ba léegi mais boo seetloo période boobu yëpp nga xam ne gudd na parce que mu ngi commencé ci 7e siècle ñëw ba ci 20e siècle par conséquent durée lu mat junniy at ak ñetti téeméeri at li ñu mën a constaté mooy tooñeel yooyu mu doon tooñ amu ci benn yoon boo xam ne tooñeel bi wàññeeku na dafay gën di yokku ci côté bu nekk ak ci fànn bu nekk bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génne àdduna xalifa rashidin yi nga xam ne ñoo toppoon ci moom di Seydina Ababacar di Seydina Omar di Seydina Ousmane ak di Seydina Ali kon ku nekk doon sa jamono tooñ yu mel ni fi ñu naan def yonent bi am na encore su gën a yokku ñu ñëwoon ci ñoom ñu jógee ci fatimite yi amoon na ñu jógee ci abbaside yi amoon na ñu jógee ci temps omeyyade yi amoon na mais li nga xam ne mooy lii élément bi nga xam ne moo gën a mag ci période boobu mooy bi islam génnee biir Arabie Saoudite dal di commencé tas jëm ci penku bi jëm ci sow bi jëm ci bëj gànnaar bi en ce moment là lu touché réew yu bare ba en fin de compte mu occupé bassin méditerranéen yëpp occupé Afrique du Nord ak Okba Ibn Nafi ñëw nañ ba Rabat loolu ba tëkku jëm ba booru Chine en très peu de temps 30 ans au maximum ñu fexe ba répandre islam presque ci àdduna bi yëpp boobu déjà la noonu l'islam yi jóg pour fexe yu nekk pour mun leen fa jëlee damay accès suma intervention surtout ci partie bi nga xam ne mooy partie bi nga xam ne moo concerné Europe pour wane ne première idée bi mooy tooñeel yi agression yi elles ont toujours eu la même nature c'est-à-dire seen melo toujours benn la am na tooñeel yoo xam ne c'est des tooñeel yi moom la ñu mën a wax ay agression religieuse c'est-à-dire yoo xam ne yeneen diine ñooy attaqué diine islam am na tooñeel yoo xam ne c'est des agressions idéologiques maanaam capitalisme wala communisme wala socialisme ñooy attaqué islam am na tooñeel yoo xam ne ay tooñeel yu politique la ay parti politique ñoo jox taxaw ne dañuy xeex l'islam de façon publique duñ ci nëbb amuñ luñ koy làq wala dañuy ragal am na tooñeel yoo xam ne tooñu culturel la dañuy gis culture islam mu ne lii tere naa ko lii bëgg naa ko ñoom ñu ne lii bëgguñu ko lii terewuñ ko lii islam contre wala mu bañ ko moom la ñuy def pour naxaral ko am na tooñeel yoo xam ne tooñeelu axiologique la c'est-à-dire dafa toucher ay valeurs
bu l'islam ne lii moo baax ñu ne ñoom lii moo bon bu ne lii laa bëgg ñu ne man lii laa bañ bu ne lii ngeen war a mel ñoom ñu ne waru leen mel nii bu ne lii ngeen war a éviter ñu ne lii ngeen war a jëme au contraire bëgg ko am na yoo xam ne ay tooñeel philosophique la maanaam ci wàllu xam-xam ñu jël ci fànn bu mel ni philosophie jël ci ay nit daal di leen préparer ñu jël seen xam-xam di ko utiliser pour jéem a naxasal l'islam alors tooñeel yoo xam ne ay tooñeel moral la da koy toucher nit ci fi nga xam ne mooy xolam ak li nga xam ne moom la gëm fonk ko am na yoo xam ne économique la bu l'islam ne na ngeen bàyyi riba ñoom ñu ne nañ ko doxale noonu l'islam ne bu kenn not sa morom ñoom ñu ne dañuy not ñu nit ñi ni leen neexee am na yoo xam ne tooñeel social la yoo xam ne dafay toucher ay sociétés yu mag a mag a mag ak tissu bi nga xam ne moom la ñu constitué am na yoo xam ne ay tooñeel intellectuel la dañuy jël ay savant jël ay académie rassembler leen ne leen na ngeen bind contre l'islam pour yàq ko léegi jullit Sénégal xamuñu ne at mu nekk ñetti junniy téeméer ci ñetti junniy livres ñooy génn ci islam at mu nekk 3000 livres la ñu publié ci islam léegi tay ñu toll at mi passé 3000 livres la ñu bind ci islam xam nga ne loolu déjà pour contre ko lu jafe la parce que livre yooyu bala nga leen mën a xamandoor ñoom ñëpp bu ci ne nga xam lan moo ci nekk li ci nekk yëpp nga xam naka ndax baax na ci sa wala contre na ko li ci bon naka nga koy xeexee bala ngaa commencé dégg nga beneen at ñëw ñu bindaa yeneen juróom-ñetti junniy téeméer yu bees doon na loo xam ne lu rëy la te téere yi ci ëpp yëpp amuñu beneen jubluwaay lu dul pour jëm a yàq l'islam am na yoo xam ne ay agression polymédiatique la nga xam ne dañuy jël journal jël revue jël télévision jël rajo jël lépp loo xam ne rek mën a tas xibaar utiliser ko pour mu jéem a yàq islam. Première idée bi donc les agressions sur de diverses natures. Deuxième idée bi les agressions sur de diverses dimensions c'est-à-dire seen xayma yemul am na yoo xam ne ay nit ñooy tooñ l'islam am na yoo xam ne ay collectivité lañu maanaam ay mbooloo ñooy daje tooñ l'islam am na yoo xam ne benn waay mooy wét dégg nga moom kenn rek dégg nga daal di fexe def loo xam ne dina mën a yàqal l'islam ëllëg ci biir arrivé na par exemple ci réew mu tudd Égypte boo xam ne benn waay moo profité de ce que ñu nga dañu amoon benn téere alxuraan bi mën bind mu daal di profité jël benn moo dugal ko ci biir pour yàq traduction bi ba nga xam ne téere bi bind nañ ko après diffuser ko nit ñi di ko utiliser mu yàq li nga xam ne moo yàlla defoon te nit ñi toog nañ yàgg xamuñu ko ba en fin de compte lañ ko door a gis ñu suñu dal jàpp ko defoon dal di ko rey am na yoo xam ne ay agression yu coordonné la nga xam ne ay groupe ñooy daje dal di ne kat yow sa xam-xam mooy histoire yow sa xam-xam mooy philosophie yow sa xam-xam mooy kii sant naa la lii kii ma sant lii kii ma sant lii yow na nga tooñee ko ci bii ki tooñee ko ci bii ki tooñee ko ci bii waaw am na yoo xam ne ay tooñ la yoo xam ne dañ ko impulsé pour xaalis sax dégg nga di pousse nit ñi ñu koy def di leen fay pour ñu di ko def am na yoo xam ne tooñ la yoo xam ne ay gouvernement seen bopp ñooy taxaw di tooñ des agressions étatiques am na yoo xam ne c'est privé ay groupement yoo xam ne bokkuñu ci gouvernement ñooy daje pour def ko pour mun a naxasal l'islam. Troisième idée bi certaines de ces agressions sur de caractères différents maanaam seen mandarga bu benn wan nii dafa ñàng wan nii doon tooñal yu tàng jir tooñal yoo xam ne dañuy jëm a fexe tàggale la ak sa sago dañuy jëm a fexe yàq sa diine dañuy jëm a fexe yàq sa xalaat dañuy jëm a fexe yàq sa xol dañuy jëm a fexe yàq sa bëgg-bëgg dañuy jëm a fexe ragal loola dañuy jëm a fexe tiital la dañuy jëm a fexe tax ba nga rus ci li nga nekk en ce moment là buñ mënul tax nga doon jullit bu baax ñu fexe ba nga rus ci li nga nekk nga doon un musulman honteux dégg nga bu ko defee da ngay doon seen allié maanaam koo xam ne foo nekk yaag ñoomay ànd parce que li ñu bëgg ngay bëgg li ñu contre ngay contre fu ñu soxlaa nga taxaw leen fa décision yu bari ci réew jullit yi ñi nga xam ne ñoo ko jël te mu doon ay décision yoo xam ne dafa contre l'islam ay jullit ñoo ko jël du ay noonu jullit parce que noonu jullit ñemuñ ko jël mais ay jullit ñoo am fitu jël ko jàkkaarloo ak seen réew parce que ñoom mooy lu ñu tuddee musulman honteux ñoo xam ne ñemewuñu wanewu dégg nga dañuy nëbbu bu ñu amee seen kurus gis tubaab dal di ñoom dal di gaaw nëbbu ko dégg nga bu ñuy dégg nga fexe dañuy dem pour julli ji dégg nga bu ñu gisee dégg nga jànq bu rafet romb leen dégg nga boo xam ne xëy na intéressé leen ñu ne kat naa bàyyi julli ga dem na bu ju fële parce que bu gisee damay julli xëy na moom du ma bëgg na def man moderne ma dégg nga rus nañu sol xastaan rus nañu toog ci malaan yi wasifa rus nañu dégg nga taxaw feeñ ci mbooloo jullit
parce que dañuy def leen jaxal seen situation wala seen carrière bu ko seen patron gisee mu naqar leen bu ko seen chef d'état gisee mu naqar leen ñuy nëbbu di njuuj njaat di làqu et cetera et cetera ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy jullit yi nga xam ne amuñu fayda waaw te loolu yëpp ci stratégie bi la fexe ba ñu xëbal ñi nga xam ne ñu ngi tooñ ñu ngi bokk ci l'islam de sorte que dootuñu am tutu fekk ak mun a wonewu moo tax bu Bamba wax dara ñu ne ci intégriste la waaye moom dégg nga bu ko defee yow boo dootoo ànd ak moom nga nekkat man kat ma ànd ak Bamba dañ naan intégriste la boole ma ci dégg nga loolu yëpp ci seen méthode la. Quatrièmement, ce sont des agressions qui touchent tous les domaines de l'islam amul benn partie ci l'islam boo xam ne agression bi laalu ko. Elle touche le texte sacré téere bi ci boppam dañ koy tooñ. Elle touche le dogme 5 piliers yi nga xam ne ci l'islam sax dégg nga dañ koy tooñ. Elle touche les prescriptions coraniques dañ koy tooñ dañ leen di tooñ. Yonent Yàlla sallam ak histoire am dañ koy tooñ. ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ay saabaam dañ leen di tooñ. ñi nga xam ne ñooy figure symbolique di ay jabaram dañ leen di tooñ. li nga xam ne mooy valeur ak coutume yi ñu doon doxal nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ sant jullit bu nekk di sunna nga war ci jaar dañ koy naxasal li nga xam ne mooy référence yi islam am ci jikko ci xam-xam ci alal ci njaboot ci àdduna ci pouvoir ci sécurité yépp dañ koy naxasal li nga xam ne mooy mode de vie bi ni nga war a solo ni nga war a lekkee ni nga war a tëdd dañ koy naxasal lii culture islam ñu xeeb ko ñàkkaloo ko fayda rusloo ko lii moralu islam lii droitu islam lii science u islam lii aaru islam lii musique u islam dégg nga bu ne islam nee na buggul nga dal di jël dégg nga ay objets yoo xam ne dafay représenter par exemple ganaar wala fas wala gëlëm wala nit di ko def sa biir néeg ñu ne la non 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 mais loolu du dara dégg nga kooku aar la kooku dafa doon loo xam ne da ngay wane ne yow am nga goût artistique que yow moderne nga dégg nga loolu amul benn du yàq dara dégg nga bu ne islam ne bugguma mbub mi nga sol ñu de cinq rab yoo xam ne dafa am bakkan ñu ne waaye loolu du dara waaye loolu du kooku du affaire yow da nga ñàkk fayda yaa ngi doon ci intégriste nga dal di tiit dal di en arrière dégg nga dafay toucher musique bi dégg nga musique yi ñuy tànn léegi mooy musique yi nga xam ne dafay wane sa yaram wane say cër wane sa awra góor a jigéen dal di tafu ñuy fóonante xoolal fu mu nekk ni ci télévision boo ubbee da ngay gis benn xale bu jigéen boo xam ne dafa sol silib rek dégg nga génn dégg nga ci cile bi benn waaye dal di ko jël dal di ko tas ci xolam dal di dégg nga wëlba ci ko moom dégg nga pour que xale yi dal di ne kat lii mooy dund gu neex dégg nga alors dafay toucher la pensée en général dafay toucher jusqu'à l'architecture ci jullit yi nekkoon def ay communauté ñu tudd leen Médina tudd leen Kasba dégg nga di jàkka yi ñu dal di commencé ko naxasal dégg nga di leen ko considéré comme ay régions yoo xam ne amuñu njëriñ te mënu fa def sécurité te mal protégé et cetera yëpp pour mën a tax dañu leen tasaloo ba ku nekk sa kër kenn dootu mën a sàmm sa morom kenn dootu mën a dimbale sa morom pour que li ci ñoom ñu am buntu bu ñu mun jaar pour mun leen yàqal. Cinquièmement, les objectifs ne varient jamais. Ils ont toujours visé à dénaturer l'islam. Maanaam seen jubluwaay musul changer jamais. li ñu bëgg mooy fexe ba l'islam ñu modifié ko. li ñu bëgg mooy ñu ternir image de markam wane ne kat dégg nga ñi nga xam ne moom la ko Yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam indee ak ñi ko jullit yi fonkee mérité wul loolu. li ñu bëgg wane mooy wane joxe mauvaise conscience aux musulmans. mooy ñu couper leen de leur foi fexe ba dootuñu nekk jullit buñ ko mënee buñ ko mënul. ñu fexe ba ñu doon jullit yu bon jullit bon mooy ku xamul diineem ku xamul sunnaam ku xamul alxuraan waru jàng arab parce que bu jàng arab dina mun a jàngal moom ci boppam ci texte bi nga xam ne moom la yàlla wàccee bu xamee arab dina mun a liiral boppam kenn dootu ko kenn dootu ko jiite mooy obligé moom jiite boppam te bu jiitee boppam dafay am xam-xam te bu amee xam-xam kenn dootu ko mun nag donc na nga fexe ba mu jàng arab bugguñu fexe ba mu am éducation religieuse parce que boo amee éducation religieuse dafay wëlbati ko xam diineem te bu xamee diineem kenn dootu ko mun nax donc dañuy tere nga dugal éducation religieuse ci biir école yi mais ñoom boo jaaree seen biir école yi ñoom ñu dina jàngal ñoom seen diine dañuy jàngale ñoom seen diine ci seen biir école yi waaye te duñ nangu yow nga jàngale ko sa diine yow ci sa biir école ñoom dégg nga bëgguñu texe dégg nga enfermer leen ci ay loi ak ay texte ak ay régime politique yoo xam ne dañuy fexe ba lépp loo xam ne rek seen valeur la wala l'islam santaane ko ñu xeex ko dindi ko ba dootu ñu mën a doon ay jullit parce que bu nekkee da nga doon jullit l'islam ne man kat sëy ak tas maa ko war a dogal
ñu dal di indi loi boo xam ne moo ko war a dogal ci sa place en ce moment là dëpp loo mun def dara parce que sa jabar tam bu ko neexee mu dem ci nguur gi te bu demee ci nguur gi jox ko dëgg bu ko joxee dëgg am na doole jox xam ne mun na ko utiliser pour note la imposer la volonté yooyu yëpp ci objectif yi nga xam ne la ñuy viser. Deuxièmement, les moyens utilisés aussi ont varié peu pexe yi ñuy utiliser pour naxasal l'islam li ciy changé bariwul. Ils ont toujours agi par le procès d'intention yéen tel mooy sallallahu lu tax amoon juróom-ñeenti jabar dégg nga jéem a yàqal nit ñi lu tax moom juróom-ñeenti jabar yéen ngeen naan ñeenti jabar rek ngeen war a yem et cetera pour que nga nekkat yàlla daal moom ci dëgg-dëgg nag lu tax mu jox ko lii te man mu jox ma lii dégg nga. Accusation gratuite et fantaisiste par exemple dañuy jël le cas wu yéen tel mooy sallallahu alayhi wa sallam conditions yi nga xam ne ci la takkee dégg nga suñu yaay Zeynab di gën a fexe di ko jal-jali di ko yëkkati di yàqal nit ñi pour fexe ba jullit dal di ci ruus fexe da nga am buntu bu mënu jaar ba commencé di ñaañi l'islam. Falsification et dénaturation de texte coranique da nga jël islam wala texte bi jox ko ay nit ñoo xam ne ñu ngi tudd ay orientalistes naa ci waxaat léegi ñu jël ko traduire ko dugal ci ay erreurs yu bare ñu dal di ko jël tas ko ci àdduna bi livre yëpp dal di ko bind ñëpp di ko utiliser ba nga xam ne yow su mu ne boo ko bëgg a xeex sax il faudrait que xeex ko ay ati ay centaines d'années pour nga mun ko changer. L'amalgame dañ ne islam moom monde arabe c'est la même chose alors que islam monde arabe moomu ko fa la cosaanoo mais dafa jógee léegi sénégalais yi ñoo ko moom jullit ñoo ko moom européens ñoo ko moom asiatique ñoo ko moom perse ñoo ko moom ñëpp ko moom yàlla ko moom l'islam kenn moomu ko dul yàlla waaw mais ñu ne yàlla ñu ne islam arabe yi rek ñu affaire arabe la lu tax yëpp ngeen bokk ci ba waxee si ñu ne voilà lu tax du ngeen considérer arabe yi comme seen i noonu comme ay conquérants l'islam comme une religion étrangère dégg nga. Ensuite ñu pratiquer aussi le rejet et l'exclusion en disant jullit koo xam ne dafay takk ñeenti jabar mënul doon citoyen parce que jenn jabar nga war a am mooy jabar bi légal ñaareelu jullit bi ñetteelu jullit bi ñetteelu jabar bi ñeenteelu jabar bi ay jabar yoo xam ne elles sont illégales ay concubines la ñu war a tudd ñoo war ñu tudd ay jullit. nga blasphème dégg nga ci conditions yi nga xam ne moom la Seydina Mohamed takkee suñu maam Aïcha bi nga xam ne dafa nekkoon xale en ce moment là mu takk ko pour féddali wala rek moom ak Seydina Babacar ñu dal di ko jël di ko exploiter contre jullit yi n'est-ce pas. ay tentatives visant à inférioriser et à sous-estimer les musulmans jullit dégg nga mooy borom sikkim mooy borom kaala mooy borom kurus dégg nga. Ensuite ñu utiliser tentative de séduction et d'apprivoisement waaw dégg nga yow Omar yow xam nga yow Omar yow nit ko amee xam-xam bi nga am yow fa nga jaar moos dégg nga cosaan bi nga am jàng ci nga jàng nag nga mun a melee quand même ni Bamba Ndiaye nii nga xam ne moom dafa ëppal dégg nga lu tax dégg nga yow da nga war a uteeg ñoom qui n'est pas la même chose war nga différent ak ñoom ki ànd ak ñoom mooy ki baax ki leen contre ak di leen dal mooy ki nga xam ne mooy ki bon. La persécution et le terrorisme pas au système colonial bi képp ku dem soldat da ngay obligé lekk mbaam mbaa nga naan sàngara dégg nga parce que dañ ko doon utiliser comme moyen dafa amoon ci ration bi dañ ci daan marqué dégg nga portion sàngara bi ñu daan jox bés bu nekk dégg nga mbaam buñ ko defee mënoo fexe ba bañ ko lekk parce que dañ ciy forcer presque nit ñi wala ñu fexe ba nu ñu fexe boo ko bañ nañ jëm a tax ba nu ñu la jëm a mbugalee. temps système colonial bi dañ daan obligé nit ñi boo demee tribunal nga teg sa loxo ci alxuraan waat te daan ñu wax ni jël seen loxo teg ko ci injiil waat ma dañ la wax nii nañ jël seen loxo teg ko ci alxuraan waat ba waa Ndar ñoo taxaw xeex loolu ba ñu dindi ko. dégg nga te xam ngeen waat ci alxuraan ni mu méttee naxasal islam mooy fexe ba ci seen réew yi benn feetu jullit kenn du ko feet boo gis mukk tey ci réew tugal yëpp bésu iid ñu fet ko bés tam xarit ñu fet ko amul benn bés boo xam ne am na ci seen calendrier yi te am na réew yoo xam ne am na 3 millions de musulmans boo demee États-Unis ëpp nañ ko léegi dégg nga mais amul benn bés boo xam ne seen calendrier reconnaître na ko ci réewu Europe yëpp mu nekk nii ñetti réew ñoo ci reconnaître islam ñu ci def ñëpp reconnaître nañu ko officiellement comme religion. Ensuite beneen naxasal islam mooy bañ a reconnaître yoon tel Mohamed ne yàlla ko yónni